njàkkere jaayum kër wala terrain ci mim réew jeex na fi wala location moo xam appartement wala studio ak social shopping immobilier dañu lay jaayal sa produit cën na mu gën a gaawee tubaar fakal mettre la en rapport ak sunu ay clientèle ñi nga xamante ne dañoo soxla kër wala ñu soxla terrain wala bëgg louer appartement wala studio bu ko defee ñu ñëw sa biir kër daal di lay fotol sa kër wala sa terrain wala sa appartement wala sa studio si ay photo yu leer nañ ak ay vidéo yu doy waar daal di koy posté si sunu page bii di social shopping immobilier bu ko defee yéen ngeen woote ci 77 417 60. bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala ashrafil anbiyaai wal mursalin seydina wa nabiyina muhammad seydina imaamullahi mahdi alayhi salaatu wasalaam rabbi islah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli. ñu ngi tàmbalee suñu kàddu d'abord di sant yàlla di julli ci yonent bu tedd bi seydina muhammad seydina imaamullah di nuyu di ziar di ndokkeel suñu xalifa Mouhamadou Makhtar Laye ibnu Seydina Mandione ibnu Seydina Imamallah di ko jox wàccuwaayam di sàkku ci moom ay ñaan di ko ñaanal moom it suñu boroom guddal fanam yokk wéram ba yéene bi mu am ci diine ji ci mission bi nga xam ne dal na ci kawam mu matal ko. ginnaaw moom it di jaar ci moom nuyu mboolem njabootu ahlul bayt rasul bi ci Cambérène ci Yoff ci mboolem gox yi nekk ci Sénégal ak ci bitim réew di nuyu nag suñuy kilifa dëkk tàmbalee ko ci chef de village les imams les notables les délégués de quartier yi nga xam ni macha allah ñu ngi accompagner maire bi ci lépp la nga xam ne yëkkati nañ ko mu jëm ci luy taxawu dëkk bi pour suuxat dëkk bi vers le développement. mais di nuyoo aussi di nuyu suñu équipe municipale à ma droite il y a madame la première adjointe au maire madame Nafi Samb di nuyu suñu doyen membre du conseil municipal aussi membre du comité des sages suñu doyen Makodou Ndiaye ak des présidents de commission yi fi teew maa ngi fiy seen le président de la commission agriculture Mouhamadou Moustapha Ndiaye ak le président de la commission environnement et le président de la commission coopération décentralisée partenariat public privé ak conseil municipal yi macha allah suñu mag ñi nga xam ni am nañ taxawaay ci commune bi naam mais ñëpp xam nañ seen taxawaay it ci diine ji ci mbooleem manifestation religieuse yi am gis nañ seen taxawaay ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax. waxtaan wi nag ak daje bi li ko waral ginnaaw bañ leen sante ci déplacement bi ndax temps amut moo doon rek waxtaan ci la nga xam ni danoo jàpp ni lu am solo la bokk na ci événement yi nga xam ni mooy les événements phares maanaam événement yi nga xam ni tey ji suñuy wax Cambérène mënuñu tudd ñaari événement te duñ ko ci boole yaakaar naa ginnaaw appelu Seydina Limaamul Mahdi alayhi salaatu wasalaam ñaanu maam Seydi naa isaaro wallahi mooy jàmm nañ jàpp ni deuxième événement bi nga xam ni mooy dajale Cambérène mais dajale toute la communauté layène et toute la communauté islamique du Sénégal li ko waral ñëpp xam nañ ko mooy Seydina Issa moo sanc Cambérène gii ginnaaw Cambérène gu njëkk bi Seydina Limaamu sanc ca Ndingala c'est en 1914 la maam Seydi sanc Cambérène gi donc mën nañ wax ni tey Cambérène su amee parrain bi mooy Seydina Issa Rouhou Laye donc ñun it ñu bokk ci ñi comprendre ni lu toll noonu bis bu toll noonu ñu jagleel ko Rouhou Laye Issa dépassé na ab daayira dëkk di ko organiser dépassé na benn comité lekk di ko organiser amuñu lu ëpp Seydina Issa Rouhou Laye moo tax équipe municipale bi nga xam ni installé nañ ko au mois de février ñu ni kat événement bu toll ni ñaanu maam Seydina Issa Rouhou Laye commune bi da ko bëgg a approprier commune bi dafa bëgg a am taxawaay ci ñaanu Seydina Issa Rouhou Laye li ko waral mooy taxawaayam maam Seydi li mu représenté woon
ci Sénégal mais représenté ko ci àdduna mu doon drapeau bi nga xam ne tey jii képp kuy Cambérénois mën nga ko yëkkati ndax yaakaar naa Cambérénois yi buñ dee fukk juróom-ñeent yi soo leen laajee kuy sa modèle ñun la Seydina Issa Rouhou Laye moo tax bis bi ñu ni duñu ko seetaan ak kenn dañ ciy dugg dañ ci jouer rôle bi nga xam ni moom lañ ci war a jouer loolu nag duñ ko def équipe municipale bureau municipal yam ci bu ne commune dafa am ñu ko représenté ci gox-goxaat yi ci quartier yi moo tax ñu bëggoon impliquer les délégués de quartier ci taxawaay boobu nga xam ni commune bi bëgg na ko am ci ñaanu Seydina Issa Rouhou Laye donc loolu moom mooy déclaration de principe bi nga xam ni moom lañ bëggoon a wax ci pour la circonstance ci daje bi mais di wax ni aussi dañoo bëgg susciter le débat waxtaan wu ubbeeku ndax am na naam lu ñu xalaat am na naan lu ñu bëgg a taxawee mais gëm nañ ni suñu baay yi fi ne suñu ndijaay yi fi ne suñu mag yi fi ne am nañ expérience ci administration mais ci diine ji ba lépp la nga xam ni mbébét nañ ko suñ ko waxee ñoom mën nañu ko améliorer mën nañ ko renforcer bu dee la nga xam ne jotuñu ko xalaat muy ay xalaat yuy jóge ci ñoom mën a ñëw enrichir renforcer li nga xam ne xalaatoon nañ ci loolu donc dinañ incha allah ubbi kàddu gi jox ko suñu kilifa yi les délégués les conseillers les présidents de commission ku nekk ci fi nga féete nga wax nag nga gisee bis bi ak ban taxawaay nga jàpp ni kat commune bi war na ko mën a am ci bis bu màgg boobu ñu bëgg a célébrer donc dina jox aussi kàddu gi après incha allah Makodou moo doon dox diggante commune bi ak comité local bi mais it mu am taxawaay ci chefferie bi ñu tënk benn programme d'activité benn planning d'activité ñu bëgg cee ànd ak comité local bi ànd cee Cambérène yëpp su ko defee buñ ko déroulé dëkk bi dina sentir ni ki le fondateur ki sanc dëkk bi bisam ñëw na mais Sénégal it yëg ni Cambérène mi ngi célébrer góor gu mat góor gu tedd di premier xalifu Seydina Limaamullah muy Seydina Issa Rouhou Laye ibnu imaamu kulli imaamul haramayn yaakaar naa suñu bàyyi ñoo ñu gën a xam Seydina Issa ndax am na ñu ko fekkee tuuti suñu ndijaay ne ci salle bi ñoo ñu ko gën a xam mais ñun ñu mujjee judd sax xam nañ Seydina Issa Rouhou Laye ci li mu doon représenté dans l'administration li mu doon représenté ci islamu Sénégal ba bokk ci ñi tax tubaab bi respecté suñu kilifa yi diine mu mate woon ko ci taxawaay ci xam-xam ci organisation ba taxoon ñoom ñu médaillé ko jël ay médailles yu màgg jébbal ko ndax taxawaay mi amoon ci réew mi donc bëgg nañ aussi célébration ñaanu Maam Seydi nekk une occasion pour ñu rappeler la dimension de Seydina Issa Rouhou Laye sa dimension citoyenne parce que ñun taxawee tey muy commune bi yaakaar naa ni Maam Seydi junjoon na ko ba yebal ay ndaw ci école yi école française ñu jàng ba tax tey bu ñuy wax ñu ay cadre ci dëkk bi ñu mën leen citer en référence donc loolu yëpp lu ñu xalaat la ci suñu xalaat bu gàtt gëm ni donc occasion la aussi ñu rappeler à la jeunesse rappeler au Sénégal ki nga xam ni moo doon Seydina Issa Rouhou Laye donc doyen Makodou dama lay jox kàddu gi su ko defee li nga xam ni tënkoon nañ ko ci comité local bi commune bi aussi approprié wu ko ñu feddali ko su ko defee ñëpp xam programme boobu nan la nar a tëddee incha allah bu laajee ñu enrichir ko bu laajee luñ ci wàññi ñu wàññi ko incha allahu am na lu jëm ci commune bi lu nu sërëxal ci biir muy la nga xam dañoo jàpp ni xéewalu suñu borom la subhanahu wa taala mais ci barke Seydina Issa Rouhou Laye muy programme yu am solo programme ba nga xam ni dañ ko am ak FERA muy le fonds d'entretien routier ñu yàlla dimbali ñu am une convention avec le FERA ñu jox ñu ay jeunes plus de 50 jeunes yi nga xam ni dañuy wër Cambérène di nettoyer mais aussi
lépp luy désensablement lépp luy environnement ñu jàppale ci Cambérène. Donc convention boobu signé nañ ko lu yàggul dara bëgg nañ ko démarrer ci quinzaine Mame Seydi bi mais it bëgg nañ incha allahu benn site bu particulier mu jëm ci VDN bi ñu aménagé ko plan bi lañ doon décliné nii xam naa ne incha allah bu débat bi sore leen ci gën a xóotal. Donc di ngi leen di gërëm di leen sant di leen jaajëfal ci patience bi tardement bu ndaw bi dañoo bëggoon rek xaar ñëpp ñëw pour waxtaan wi ñu mën ko tàmbali. Donc Makodou, vous avez la parole pour présenter le planning. Merci. teew yëpp di sant yàlla bu baax ci daje bi ndax bis bu ñu dëgmal dafa nekk bis bu rëy ñu ci gërëm ñoo xamante ni amoon nañ ci taxawaay bu yàgg muy comité local bi te président Mbaye Fall mi toog jiitew amoon ci taxawaay bu am solo depuis at yu bari mu ciy sonn di ci taxaw ba mbir mi agsi fii tey. Donc doyen Mbaye Fall ñu ngi profiter ci occasion boobu di le remercier au nom du maire ak du conseil municipal ci sa taxawaay ci dëkk bi ci lépp loo xam ne dafa jëm ci organisation bi ba lii tey ji comme ni ko le monsieur le maire waxee naam kuréel bu am solo boobu saytu woon na xew-xew bu mel ni ñaanu Mame Seydi ak appel bi waaye maire bi bu mu taxawee le maire dafa jël engagement ni moom kat institution la de la république waaye Cambérène dafa am cadre dafa nekk cadre particulier ba moo tax di capitalu diine ji ba kenn mënul dindi taxawaayu maire bi ci yëngatu diine bi ci dëkk bi moo tax mu ànd ak waa comité local délégué fa ay éléments ñu bokk di liggéey ba tey agsi weer bi agsi fii ñu bëgg ñaanu Mame Seydi bi commune bi am ci beneen taxawaay bu gën a mag jàppale comité local bi ci liggéey bi mu doon def ba adduna bi yëpp sentir ni Cambérène am na beneen dimension bu ñu jox ñaanu Mame Seydi ci loolu comité local moo doon def ay réunion def ay programme accepter que la maire dugal ci comme ni ko monsieur le maire waxee yenn activités yoo xam ne yëpp day jëmmal quinzaine boobu ñu dédié Seydina Issa donc à partir d'aujourd'hui ba ñaan gi le 27 incha allah dañu bëgg dérouler ay programme yooyu initiateur bi nag mooy comité local maire bi profité na ci occasion boobu pour insérer fa ay programme comme ni ko maire waxee donc planning bi d'activité yi nga xam ne moom la ñu décliner pour quinzaine bi mooy activité bu si jiitu mooy tey woo délégué de quartier yi woo président commission yi ñoom ñëpp ñu approprier bis boobu ku si ne joxe xalaatam ku si ne jël engagement pour événement yi jublu ñu am taxawaay am ci teewaay pour que daal mu sentir ni dëkk bi vraiment taxaw na si ñaanu Mame Seydi. Donc bu ñu jógee si bisu tey bi aljuma incha allah le 20 bu ñu jullee jumaa ba pare dafa amoon na ay wàcc kaamir bi ci jàkka ji ci préau bi. mais duñu bëgg ñëpp ñu nga xam te ni ñooy notable ñëpp ñoo xam ne ñooy conseil municipal te am jot ñu fekkee wàcc kaamil boobu mu nekk un événement boo xam ni Cambérène dañuy sentir ni fan yi ñu jublu de am na événement bu fi am ñu médiatiser ko également xool presse locale ak nationale bi ñëpp ñu sentir au plan médiatique que Cambérène mi ngi célébrer anniversaire de disparition de Seydina Issa Rouhou Laye donc vendredi dañu bëgg def benn après juma ñu wàcc kaamil foofu si jàkkee ji ñëpp teewe que ñaan yàlla lépp yool boobu ñu yokk Seydina Issa bu ñu jógee ci wàcc kaamil bi bu ñu julee tàkkusaan ba pare Serigne Idrissa Thiaw bi nga xam ne am na taxawaay bu am solo ci mbiru comité local bi Ahlou Laye bi mu doon organiser chaque vendredi da koy jagleel programme bi dañ koy dugal ci programme bi Serigne Cheikh Mbacké mooy def waxtaan bi bis boobu ñu ngi koy defee ci diggante garage ak VDN foofu si idde daan tàmm def programme foofu la ñu ko bëgg a def aménager ko mu nekk espace boo xam ni foofu la ñu ko bëgg a def ñu bëgg aussi kilifa yi dëkk bi yëpp teew loolu imam yi délégué de quartier yi tout le conseil municipal ñu fekk événement boobu mu nekk loo xam te ni dafay jëmmal bis boobu. bu ñu jógee ci ajuma bi le samedi 21 dina am comme ni ko maire présenté tout à l'heure programme FERA bi mu wax partenariat bi ak FERA dañu bëgg a démarrer le samedi 21 la ñuy démarrer officiellement le programme lancer programme boobu te suñ koy lancer dañ ko bëgg dugal ci programme mu activité wu ñaan ki donc matinée bi le 9h le samedi bëgg nañu pële si place Jàmmalaay ñu lancer programme boobu ñi nga xam ne yàlla def na ñu recruter leen ci programme boobu ñu commencer seen liggéey boobu nag chaque jour la comme ni ñu ko xamee du lundi au vendredi maanaam di wër di bale tali yi di pare mbedd mi loolu programme la boo xam ni yàlla dimbali na maire d'une partie mu décroché que au niveau du FERA pour Cambérène bénéficier wu ci comme yeneen communes yi ñu ciy bénéficier wu
donc samedi 9h incha allah la ñuy def lancement boobu de ce programme avec tous les recrues yi nga xam ni ñoo bokk ci programme boobu. bu ñu jógee ci lancement boobu 11h am na fii ci mairie bi ci école bayaalu école bi benn symposium maanaam waxtaan si la vie et l'œuvre de Seydina Issa Rouhou Laye dañuy ut boroom xam-xam ñu taxaw Babacar Fall def na ci étude bu am solo mi ngi ci jokkoo ay boroom xam-xam ñu bëgg a def exposé li nga xamante ni mooy taxawaw Seydina Issa ci dundam lan la ci ndaw yi war a jàng nan lañ ci mën a inspiré woo ba am dund bu teey dund bu tedd comme sang boobu nu mu ko defoon. bari na enseignement yu mu fi bàyyi bari na jaar-jaar yu mu def ci Sénégal sa citoyenneté aspect social développement éducation nu mu ko saytoo woon loolu yëpp bëgg nañ ko exposer incha allah samedi boobu ci symposium bi pour que lépp ñëpp ñu fa ñëw képp kuy sénégalais sentir ni Seydina Issa Kat taxawaayam adduna nii la woon ñu mën ci inspiré wu gën a defar suñu adduna. loolu bëgg nañ ci invité autorité administrative yëpp le gouverneur le préfet ak le sous-préfet ak ñëpp Seydina Laye suñu kilifa yëpp bëgg nañu fekk symposium boobu Babacar am na liggéey bu am solo mu fiy def am na ay borom xam-xam yu bari yu muy jokkool pour que ñu taaral bis boobu indi un travail scientifique sur la vie et l'œuvre de Seydina Issa Rouhou Laye. loolu mooy programme mu samedi bi bu ñu jógee ci samedi bi dimanche 22 comme ni ñu ko daan defee xale yu dëkk bi dañuy def set setal ci axe principal dëkk bi comme ni ñu ko tàmmee def su ñaan ko jotee ñoom groupe bi nga xam te ni suñu sang laalaay ak ay Libaas Samb ak ñooñu ñoo ko jiite ñoom den def set setal muy programme mu dimanche bi pour gën a taaral dëkk bi ñëpp xam nañu Seydina Issa bokk na ci jàngaleem mooy set te ba suñu dëkk bi nekkoon na modèle ci set moo tax xale yooyu loolu ñuy liggéey mairie bi ànd ci ak ñoom jàppale leen dafay bokk ci li ñu Seydina Issa bàyyil ci dundam. bu ñu jógee ci loolu ci xalaatu comité bi toujours ak Serigne Idrissa dañu bëgg yaatal aussi mbir yi mu bañ nekk ci benn coin rek côté jàkka ji ak zone boobu dañu bëgg dëkk bi yëpp sentir ni am na événement bu ñu dëgmal muy ñaanu Seydina Issa. moo tax le mardi 24 mai fële ci quartier Kawsara fi jàkkaaroo kër Matilo bëgg nañ fa def benn waxtaan ñu ni Seydina Issa le prophète ak le citoyen am na borom xam-xam yu bari yu ñu tànn yu am solo ñu waxtaanal ñu ci dimension Seydina Issa yonente yàlla bi ko yàlla def ak le citoyen modèle bu mu nekkoon ci dundam bëgg nañu am waxtaan foofu incha allah bu 17h30 jotee. le mercredi également bëgg nañu beneen causerie am toujours mais bii Seydina Issa ak ndaw yi Seydina Issa nan la jàngale woon ndaw yi nan la doon def ak ndaw yi à l'époque nan la leen defee socialisation de ndaw yooyu bëgg nañ def causerie bu mel noonu ñu ngi koy defee fii ci ëttu góor gi Ibou Ndiassé yàlla na ko yàlla yërëm ak jàkkaaroog boulangerie bi foofu la ñu bëgg a def benn waxtaan si mbiru Seydina Issa ak la jeunesse. bu ñu jógee ci loolu vendredi bi mooy ñaan gi le 27 bëgg nañu am nañu ay kuréel yu jungu ci ay tasum xabaar ñu mel ni ay Nourou Madou ak organe de presse yi nga xam ne ñoo fi nekk ñu jàkkaaroo ñoom bëgg nañu incha allah le vendredi ñu def benn antenne ci préau bi durant le matin journée bi yëpp def ay interview def ay waxtaan dem ci kilifa yi invité leen sur des podiums ñu waxtaan ci Seydina Issa waxtaan ci organisation sociale bu mu defoon ci dëkk bi. loolu moom toute la journée lay doon à partir de 9h la ñuy installé foofu ci préau bi maintenant jéem a tas yee xale yi yee adduna bi ci jàngale Seydina Issa si taxawaayam ñu dem ci ay borom xam-xam ay mag yoo xam ni fekkoon nañu am nañu tout jàng si Seydina Issa def leen interview ñu xool ñu wax ñu lenn ci Seydina Issa si jàngaleem ak si taxawaayam. bu ñu jógee ci loolu ngoon nga mooy ñaan gi incha allah ñu bëgg nag bu boobaa ñu sentir sa taxawaayu commune bi ak dëkk bi parce que yàgg nañu wax ni ñaan yi la plupart kilifa yi dëkk bi xëy na mag moo leen jàpp ba seen teewaay ci ñaan yooyu dafa daan xaw a sooxe ñu bëgg nag lii maire bëgg lii comité local bi bëgg kilifa yëpp am taxawaay bis boobu taxawu sang yi ñëw def ñaan gi ñu sentir ni kat Cambérène am na beneen taxawaay bu mu taxaw ci ñaanu Seydina Issa. loolu lépp bu ñu koy def dafa yelloog Seydina Issa ndax kenn ci sëtam yi dafa wax ci waxtaan mu ni Seydina Issa ba muy wax naan bu yàlla dogalee li muy dogal ci man ci Ndakaaru gaaw leen yóbbu ma Yoff bu dee Cambérène loolu yàlla dogal kooku dafa ni bëgg-bëggam moo doon doog nekk Cambérène donc comme que Seydina Issa moo bëggoon dëkk ak ñun Cambérène waaye nañ ko jukkal loo xam te ni àddina bépp dina sant ni Cambérène nii kat delloo nañ jukkal Seydina ci choix bu mu defoon pour dëkk ak Cambérène. donc monsieur le maire en résumé loolu moo doon li nga xam ne mooy planning bi ñu bëgg a def et bëggoon nag ñëpp joxe seen xalaat ñëpp am ci taxawaay ba buñ ci àggee
ñu doon un succès total boo xam ne comité local bi ak la mairie ak toute la commune kilifa yi chefferie sang yi ñëpp den sant ni kat dëkk bi taxawaayam bii rafet na ñu ngi leen di gërëm di leen sant jërëjëf. Koddu ñi ngeen xam ne de li ngeen fi jot a présenté que c'est une première bi nga xam ne Cambérène ñuy sentir la présence de la commune muy def participation ci visibilité ci ñaanu maam Seydina Issa Rohou Laye mi nga xam ne mooy borom Cambérène c'est une première. Donc première boobu nga xam ne visibilité bi may wax ci kàddu jigéen ñi dafa am loo xam ne dañ ko mas a taxawee ci Cambérène ñoo daan yenu seeni pañeex seeni paan di dem di ñëw ci journée boobu aussi dañ ci am taxawaay boobu noonu ñuy ñaan jigéen ñi nga xam ne ay jàmbaari fëkk tëddaleen nga xam ne ñoom ñoo yoroon waañ ba jige woon maam Seydi ñeneen bu fekkente ne mën ñun ñi nga xam ne ndaw yi lan ñu xam sunu maam yooyu nga xam ne ñoo yoro woon liggéey bi parce que bu ñuy wax liggéey yooyu jigéen ñi dañ ci daan am taxawaay bu am solo jigéen ñooñu bëgg nañ ci présentation yi ci exposé yi ñuy def ngeen boole ci la présence des femmes parce que kenn mënul wax liggéeyu góor ñi te jigéen ñi ñëwuñu beneen bo aussi mën naa emboîter le pas que borom dëkk bi maam Seydi da doon wax diine ji xale yi aussi muy jigéen ak góor aussi am na xale yoo xam ne def nañ fi loo xam ne ay jaloore ci biir diine ji xale yooyu aussi buñ ci mënoon def jël ci ay exemple ñoo xam ne dinañ ci mën a ñeneen ñi ci xam ne ñu ngi ñëw dinañ ci mën a def ay référence ñooñu aussi ñu ngi saluer initiative boobu di gërëm ñëpp aussi di sant ñëpp di saluer la présence des femmes yi nga xam ne ñu ngi ci biir salle bi di gërëm les présidents de commission yi nga xam ne ñoo fi ne et les délégués de quartier di jël nuyoo bi aussi di ko yóbbul ci le chef de village ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di baalu àq ñëpp wasalaam di ñaan yàlla yóbbu ñu ci présence ci journée bi aussi di gërëm ñëpp. bismillahi rahmaani rahim ginnaaw bi ñu sant yàlla di julli ci seydina imaamul mahdi wala imaamu kulli imaam wa imaam wa almayn di ñaanal Moodu Maxtaar yàlla fi yàlla yàggal yàlla jàppale ko ci liggéeyam du ma ci sori parce que ma koddu mooy suñu rapporteur donc def naa ni wax na leen exactement organisation bi lu tax ak fuñ ci toll ñaari kàddu laa ci teg mooy di gërëm di sant le maire et son conseil municipal parce que c'est la première fois en ma connaissance yàgg naa ci organisation bi ñu am aujourd'hui l'implication aussi importante de la mairie non seulement à ce jour mais au niveau de l'ensemble des réunions que nous avons tenues. Le maire aujourd'hui que remercier parce que aujourd'hui nous a déclaré qu'il prend en charge tous les frais de communication am na lu ñu dikk au niveau de la cuisine xanaa di leen gërëm di leen sant di leen ñaanal bëgguma yàgg ci garder la parole li may terminer rek mooy au nom du village parce que ñoom laa fi représenté la chefferie muy Issa Nia ak Mamadou Doudane di leen gërëm sant di leen ñaanal yàlla na leen jàpp ci seen gestion ba li ngeen ko commencé ni mu rafet trop mu gën mu dàq fi bu ngeen di terminer allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallam. C'est une première dans les annales des manifestations de Cambérène. Monsieur le maire ni nga commencé de dal na sunu xel di la ñaanal yàlla fi nga bëgg yóbbu sa commune yàlla jàppale ba nga yegg foofu. Je pense que affaire bi leer na Babacar moo fi nekkal chefferie bi donc c'est la personne morale du village moo fi nekk te lii muy wax parce que tënk nañ ko yëpp loolu aussi ñoom dañ doon liggéey bu yàlla defee nag commune bi ñëw associé dugg ci biir liggéey loolu sant yàlla la sant yàlla la sama wax daal du ci bari. Maintenant, on essaiera de sensibiliser les populations des quartiers pour que ñu xam ne mënuñu am jour bu ëpp bi à Cambérène la parce que am na beneen jour mooy bu Seydina Limamou mais loolu du pour Cambérène rek mais nous Cambérène waa bés bii la ñu am kon nag on peut s'en féliciter di la encourager jërë ngeen jëf.
merci. rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin salaatu wassalaam ala rasulillah. ñu ngi nuyu bokki jullit yi ñu fi dajal yëpp di nuyu kilifa yi ñu fi dajal yëpp di leen ziar te di leen baalu àq te ñaan ñu baal ñu àq yàlla na nu yàlla boole baal. vraiment mbay boo xalee dëkk bi foofu dama fa bokk muy comité local. Assane Ka boo xalee délégué yi jaratul may wax ci turu délégué yi ndax waxal na délégué yi xanaa dañuy faral di wax ni xol bu sedd doy na ñaan mais xol bu tàng itam doy na ñaan te suñu xol dafa sedd ndax nit bu la diggee reer jox la añ war nga yaakaar ni reer ba dina agsi kon nag suñu xel dafa dal ci ni dëkk bi commencé léegi ñu ciy gis lu bari loo xam ne commencé na changer. maam Seydi nag ku ko lebal bu soobee yàlla di nga fay ndax daf ñoo lebal loo xam ne ñun mënuñu kaa fay ñun ñëpp dafa am fu ñu jógee ñëw gëm si Baay Laay sunuy maam ba ñuy départ di ñëw ñenn ñi tafsiroon nañu alxuraan ñenn ñi bàyyi woon nañ fi diin wi bàyyi woon nañ fa lépp mais aji boo daay laay am fa woon moo leen fi indi bañ fii ñëwee tamit delluwuñu ba léegi am na ñoo xam ne soxna ñu fa bàyyi woon xëy na fekk si ne am na ñoo xam ne soxna yee des nañu waaye alhamdulilah ñun ñu fi juddoo màgg ci ñu ngi gën a sant suñu borom te di leen ñaanal équipe municipale bi vraiment ñu ngi leen di ñaanal bu baax pexe yi ngeen di tëral yàlla na yàlla antul lépp gis nañu itam ne wax dëgg yàlla xale yi Cambérène taxawaalu gu métti woon na ngeen ni bëri rek jël ci 50 jeunes ñu ngi yaakaar ni ci ay milliers la jëm ndax ay moyens dina fi am bu soobee yàlla ndax yàlla soxorul te ku ko nekkal mu nekkal kon daal dañ leen di ñaanal mucc ak muccale sutura ak teraanga ñaanu Maam Seydi bu dellu see fi muy nekk dafa jaar li ñu nekk ndaw doon nañu def événement bi bu masaan na ñëw ñun ñëpp suñu kër ku nekk da ngay toggi añ toggi reer nit ñuy jóge fu nekk di yendu kon bu ko yàlla commencé dellu si mais dañuy gën a sant suñu borom te mu gën a ñëw pour daal bañ a gën a monopoliser parole bi sant nañu ñëpp gërëm nañu ñëpp waaye ñu ngi ñaan yàlla suñu équipe municipale bii gën a ràññeeku ci équipe municipale ci Sénégal yëpp yàlla na leen yàlla gën a jàppale allahumma salli ala salaamu ala sayyidina wa nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahabatihi wa sallama tasliman asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ginnaaw bu nu sante yàlla julli sayyidina limaamu alayhi salaam ñu ngi leen di nuyu ñaan yàlla nañu yàlla boole defal ndimbal nuyoo bi comme ñi nga xamante ni ñoo ma fi jiit ñoo jëkk a wax fi nu jaar rek laa jaar ndax pour gagner temps du dëgg siyaar na sang bi ñu fi toog ñëpp ñu ngi leen di ziyaare di wax ni man bi ma falee ba léegi ñu ngi doo gis lu mel ni du dëgg yàlla dogal na boobu yaram bi moo sawarul woon monsieur le maire sax nee naa ko bu leen ma fal wax naa ko mi ngi nii bu leen ma fal leen ñeneen ndax ñi fi nekk doy nanu ma man dama kontaan si mbooloo mi dama yàgg wax ni yàlla dëkk bii dëkk yonte yàlla Iisaa alayhi salaam avant élection yi laa daan wax naan kii nekk maire wax naa ko si ngénte wax naa ko faneen yàlla dina kooku dafa nar a am sens parce que bu ñu waxantee dëgg li fi nekkoon bu ak mbooloo mi nga xamante ni kenn ku nekk fa nga jóge da nga amoon njariñ pour laaj kenn ku nekk mënul ngaa nekk maire ndax sa engagement moo taxoon nga commencé woon bi yàlla dogalee ñu booloo moo tax ma ni mbooloo moomu day nekk qualité ndax jubluwaay bi day nekk benn su fekkee ni kenn ku nekk la nga doon wax dëgg la si yow mooy lan pour defar dëkk bi kon bu ñëpp àndee si loolu dafay am njariñ kon yaakaar boobu ñu am ñu ñëpp ba dëkk bi dénkanu
ñu ñaan yàlla nañu yàlla def bu mandat bi jeexee ñëpp ni iskay si fànn yëpp nag si fànn yëpp laa wax yàlla mën na ko yàlla def lii nga xamante ni moom lañ jublu muy ñaanu yonte yàlla Isa ñi jot a wax rek wax nanu mooy lii dafa war a nekk bu déwénee mu nekk CRD ñu préparé comme ni préparé appel bu bii di ñëw ñu waaye rek noonu ma loolu laa wax parce que CRD si ngay mën a jaar pour defar li nga bëgg a defar sa dëkk mu am ko bu ko defee li nga manqué nga bind ko def ko nga préparé bu ko defee bu ñëwee ñuy defar ndànk-ndànk li ma leer mooy ñeenti at yi topp lu bëri deen nga mën a am si préparé wu si barkeb ki nga xamante ni mooy borom dëkk bi ndax fu mu nekk rek yàlla da koy barkeel alxuraan la wa ja'alni nabiyyan wa ja'alni mubaarakan ayna maa kuntu la wax fan la nekk fii Cambérène kon fii mu neex nu mu naqari ñu xam ñu ñàkk xam même bu nu yaacaaraloon sax day barkeel waxatuma laa nag bu nu amee engagement ñun ñëpp kon ñuy ñaan yàlla li nga xamante ni moom loolu dëgmal ak li ma ko wax fii lépp man daal lépp laa rafetlu su ko defee man daal kontaan naa comme ñi nga xamante ni noonu la ñëpp a kontaane ñu ñaan yàlla boole defal ndam ba bu nu fa demee ba bis ba ñu ñëpp daal yëg ni li fi amoon changé na bu ko defee chaque année rek muy gën di yokk si wàll yëpp nag wa ma zalika alallaahi bi aziz yow mën na yàlla na ko yàlla boole defal salaamaaleykum wa rahmatullah. Monsieur le maire di nuyu sang yi fi toog yëpp di nuyu délégué de quartier yi kilifa yi fi toog di nuyu conseil municipaux yi ak les présidents de commission tey jii dama nekk à l'aise parce que da ngeen ma dugal ci loo xam ne man personnellement daf ma neex ngir monsieur le maire yàgg na am peut-être ay maire fi ñëkk ñoom ñëpp monsieur le maire bi mais mën naa am art et culture bu ko dugalee c'est parce que joxe na benn cachet particulier diine gi man mii damay ne man en tant que président art et culture nan laa war a taxawee ci Cambérène ba ma Cambérène gis commission bi nga xam ne man maa ko géré ci lii nga xam ne tey jii moom mooy bés bii ñu waaye dëgmal li ma bëggoon nag mooy ci programme bi man en tant que président commission art et culture lu mel ni tey jii exposition ak lu mel ni tey jii ay symposium ñaari commission yi di commission religieux kii nga xam ne imam Ndiagne Faye moo ko jiite ak man mii ñu am ci taxawaay boo xam ne parce que monsieur le maire moo ñu dugal ci comité local def ko muy institutionnaliser ko su ko defee ñu am taxawaay bu mat sëkk taxawee fa ba ngeen xam ne dinañ gis ne mairie bi taxaw na ci te lépp monsieur le maire moom moo ñu sas ay responsabilité vraiment maa ngi ciy kontaan di gërëm ñëpp di gërëm ñi fi teew ñëpp ñun daal suñu taxawaay vulgarisation si la bokk ñu fexe ba Cambérène 2 ba ñëpp xam bés bi ci wàllu information communication mu jàll bañ ko yemale fii rek ba ñëpp ku nekk am noo ci taxawaayee wax dëgg yàlla loolu laa mëntu wax ci wasalaam jërëjëf. wasalaatu wasalaam ala rasulullah ñi ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di jiital ci nuyoo bi monsieur le maire di nuyu tamit suñu autorité yi nekk délégué de quartier yi di nuyu tamit di beral nuyoo le président Mbaye Fall ci taxawaayam ci lépp lu soxal Cambérène ci wàllu diine ak ci yeneen fànn donc président ñu ngi lay gërëm di la remercier te tamit di la ñaanal man nag kàddu gi daanaka li ci ëpp solo yëpp nit ñi ma jiitu ci kàddu gi wax nañ ko li ma ci bëgg a fàttali rek mooy Cambérène commune de Cambérène en fait suñu ko sañoon wax dañuy wax ne c'est une commune religieuse c'est une commune religieuse c'est vrai que loolu mën na heurter certaines consciences républicaines mais en fait Cambérène c'est une commune religieuse noonu la bindoo
tant et si bien que dama jàpp ne dafa war a am une relation fusionnelle entre mairie bi ak diine ji, une relation fusionnelle benn la war a doon. moo tax monsieur le maire maa ngi lay gërëm, maa ngi lay remercier ci idée bi nga soulevé muy appropriation bis bu toll nii maire bi approprié wu. je pense que avant mu nekk affaire kenn affaire maire bi la war a doon, parce que comme ni ko waxee léegi diggante maire bi ak diine ji waru am dara lu dox seen diggante. li ci des li ma si yokk mooy imam Ndiine Faye wax na ko léegi, maa ngi koy nuyu di ko ziyaare. jàpp naa ne bis bu toll nii muy bisu Cambérène, parce que jàpp naa ne Cambérène moom amul benn bis bu mën a sut bis bi. jàpp naa ne waroon nañ ci sentir bu baax état bu Sénégal, waroon nañ ci sentir implication sous-préfet, implication préfet, implication gouverneur, implication ministère de l'intérieur. xaw ma nag exactement est-ce que loolu am na wala déet, mais bis bu toll nii wax dëgg yàlla état bi war nañ ko ci sentir bu baax a baax a baax. li ci des nag mooy suñu xarit le président Moustapha Ndiaye wax na ko léegi tamit. Cambérène également dafa am ay extension, dafa am Cambérène 2, dafa am Cité Nations Unies. jàpp naa ne muy Cité Nations Unies di Cambérène 2 ña fa dëkk amuñu bis bu ëpp bis bi. kon nag xam naa ne ren xëy na dina xat, mais incha allah bu ñu yàlla maye ba ñu fekk ko déwén war nañu fexe ba localité yooyu Nations Unies ak Cambérène 2 vraiment ñu sentir ne tey la bisu Seydina Issa. loolu daal vraiment ñu ngi leen koy ñaan di remercier encore une fois monsieur le maire. Vraiment cette idée-là elle est géniale, wax naa la ko quoi, elle est géniale. na maire bi bisu Seydina Issa bisu maire bi la war a doon. waaw lépp luñ ci war a def maire bi moo ci war a jiitu, moo ci war a jiitu. kon nag maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp. asalaamaaleykum wasalaatu wasalaamu ala rasulillah Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam. maa ngi nuyu ñi nekk ci salle bi yëpp di jiital sama nuyoo monsieur le maire di ko féliciter parce que damay wax lii c'est une première, parce que yàgg nañ fi mais lu mel nii tey ñu jëm ñaanu maam Seydina Issa comme maire ni mu ko waxee que ni moom moo nekk kuy yeewoo Cambérène sa parrain, gëm nañ ko loolu moo am ñu ko ciy féliciter bu baax a baax di wax ne lii lu rafet la. di nuyu tamit suñu autorité dëkk muy délégué de quartier imam yi ak ñi nga xam ne yàlla jox na leen domb tànk ñoo ngi nuyu ñu ngi ziar ñëpp. comme le maire du mu ko waxee que man maay président environnement ak cadre de vie ci jour ñaanu maam Seydi que Cambérène démb lañ bëgg indiwaat, maanaam ba foo taxaw bu la neexee nga taxaw julli ci côté environnement bëgg nañ ko mu gën a setaat. ñu delluwaat suñuy vertu ñun ñëpp la nga xam ne moom lañ xamoon muy Cambérène gu njëkk ñu delluwaat ci ñu doxalee ko noonu. tey ku xool booy dugg Cambérène cadre de vie bi commencé na changer te bëgg nañ mu gën a changer. ñu ngi ci yeneen programme yoo xam ne dinañ ko dérouler incha allah di rafetlu li comme ma code ni mu ko waxee tamit dañ ciy ànd. man daal dañuy ñaan que Cambérène gu ne li nga xam ne moom lañ dérouler comme programme ñu jéem ci adapté wu ñun ñëpp. di nuyu ñëpp di sant ñëpp di félicité waat monsieur le maire que di wax ni lii dafa sedd xol kontaan nañ ci pour programme cadre de vie ak environnement bi nag ñu ngi ci liggéey bi incha allah rabbi pour bañ a monopoliser parole bi ma jox ñeneen ñu kii incha allah merci beaucoup. waaw kon ñu wax auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. ñu ngi nuyu mboolem ku fi teew di ko tàmbalee suñu nuyoo ci imam yi, monsieur le maire, conseillers municipaux yi, délégués yi ak mboolem kilifa yi fi teew, la chefferie Mbaye Fall ak mboolem ku fi teew. di am mbégte nag ci daje bi di rafetlu nag di amal gisal sama bopp ni vraiment yéene ngi dugg, parce que bu ñëw ci buntu maire bi di nga xam ne ñu ngi jéem dara. yal na yàlla may leen ngeen def lépp suñu njor. lii ma gis fii itam nga xam ne xëy na mel na ne place sécurité li tamit sànq bi ma fi dikkee naw naa ko rafetlu naa ko macha allah.
yal na taxaw bi jëm kanam. mu mel ni ab dëkk damay faral di wax ni des koy dundal dëkk mënta dundal boppam ab dëkk des koy dundal mais kenn du ko dunde te Cambérène wax dëgg yàlla ku xool fa mu nekkoon ak fi ñu ni fi la ne te maam Seydi indi ko fi wolof day wax ni garab bu la sutul du la mekkeer mais dañuy daal di xam ne ki indi Cambérène fii moom wax dëgg yàlla bu doon garab man garab bu am taxawaay la gu sëq la bu dëll la itam ndax bari na ku fi teew tey dëkk ci Cambérène ba lang fi sa xel nekku leen ci dëkk fi te mën naa ni benn ci man kon xéewal ak barke ak teraanga moo ko waral loolu nag bu la ko fi yàlla defalee ci bërëb te defal ko fi keneen ak keneen ak keneen wax dëgg yàlla delloo dëkk ba njukkal farata la ci yow ñu kontaan lool nag lool di leen ñaanal jàmm ju sax yàgg nañu ci conseil municipal yàgg nañu ànd ak maire yi bañ fi nekkee tam xam nañu li nu fi yàlla defal àndunoo kenn wala ñu wax loo xamante ne bii dafa am luñ cay séenu leneen dëgg rek la ñuy wax lu ñu wax lu ñu gëm la kenn mënunoo wax loo xamante ne bii lu neex la ko soob la parce que tool na temps bu sareet lañ doon dawal bañ fa jógee ñëw dugg Cambérène xam nañu li ñuy pesé tey te yàlla xëy na mbaaxu Cambérène moo ko mottali ci ñun kon nag ñuy wax rek ni événement bu mel nii su amee na ci ñëpp jàpp ñun de fas nañ ci yéene jàpp ci suñu boor ba lii amul sax dañ doon jàpp wax dëgg yàlla yàlla mooy seede ba lii amul sax ñun nekkun fenn di tricher que nelaw ko taxawal waaye dafa raw nag fi mu nekk ni ñu gën koo def may am rek lu may rappeler yéen ñi nga xam ne yéenanu fi taxaw di kilifa yi ndax day am événement yoo xam ne su dikkee day am lu ca nit ñi séentu par exemple appel bi bu mu ñëwee macha allah ñun dañuy dugg ci kër yi di def collecte pour la caisse du village de Cambérène léegi da ngay dugg fenn ñu am lu ñu la wax loo xam ne dama koy téye ndax dinaa xam ne bis dina ñoo ma am occasion pour wax ko par exemple man damay wax ne ñaanu maam Seydi gii su fekkente ni éclairage bi mën naa continuer ba jeexal fa commune ba yem nañ ko ci def ndax appel bi éclairage bi soo ko xoolee commencé na ci case bi dugg Cambérène dem ba jàmmalaay mu yem fa boo xoolee mbeddum baaboo yi ba rond-point Serigne Ablaye ñetti poto solaire ñoo fay tàkk te leerul dafa lëndëm këriis te léeg-léeg nga dugg fi kër di wax ak waa kër gi ñoo wax ñun day bëgg nañu dëkk bi lool waaye dëkk bi dafa mel ne léeg-léeg ñi ko yor dañ ñuy fàtte kon lépp loo xam bu ñu bëggee Cambérène décoller dem ca kanam lépp loo xamante ne bi bu ñu ko tàmbalee ci digg maanaam nañ ko tàmbalee ci biir dëkk bi bu fekkee coo am na ca quartier périphérique yi Cambérène kët tàmbali nañ fa nangam day def mel ne def na bruit su deful bruit it ñoom dinañ ko dégg ba bëgg seet ñoom du leen bett monsieur le maire loolu daal bokk na ci li nga xam ne dañ koy fàttali beneen bi ci des mooy wàllu sécurité ci Cambérène yëpp dans son ensemble hôpital bi laa jógee doon jëm si fii dama doon consulté wu mais calèche dam na ma yor ñeenti xale yu góor te nag dina ngeen ci def remarque calèche ñeenti xale yu góor yoo xamante ne bi ay 18 ans jëm ay 20 ans jëm suuf la danger la moto bu supporté ñetti nit tegale ñaari moto njiit lañ te danger la te loolu maam Seydi kat aaral na dëkk bi waaye nag dañoo war a continuer ñun tam aaral ko di ca lam nu bàyyi woon ñu continuer ci kon maa ngi mel na ni maa ngi bëgg a guddal kontaan nañu daal ñu ngi leen di ñaanal jàmm di gërëm suñu président bii Assane Ka bi mu waxee kenn waratu ci woon jël mais nag lii dama mënuma ko woon a noppi rek te waxuma ko ñu ngi ñaanal ñëpp di asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. asalaamaaleykum mbooloo mi bu nekk ñu ngi lay nuyu sa tur ak sa sant wax ji presque li ci am solo wax nañu ko waaye dañuy nii le quartier des membrements de la commune la ci wàllu commune bi la bokk sama quartier bële nag dafa am ñu xam ñu nga fa duñu bokk lu ñoom course day intellectuel nu commencé naa waxtaan ak ñoom ci mbir mi leen maam Seydi ñëpp la bootoon seetul kurus presque école bii ñuy wax moo ko jëkk dugal ci dans les familles religieuses parce que en 1937 man maa ngi 60 kii waaye fii laa jàngate fekk na am école bu ko jiitu kon nag information communication boobu laa bëgg ñu insiste bu baax man de bëgg naa bu mu fi jógee boo xam naa ne bu mënu am sport yooyu ñuy wax ñu xam dañ koy publier ngeen defal ma photocopie programme bépp na ma doon joxe ma ni leen kat programme bi tel jour
ku nekk nga seet programme bala la sa neex nga taxaw déglu ko parce que boo wutee ay nit ñu ñëw sa dëkk ñoom ku nekk tey diineem di kii da nga leen di wax ni yéen lii ngeen di def borom dëkk bi borom kii dëkk sanc dëkk bi xalaatoon na ko bu yàgg moo tax mu ni woon na gàddi dëkk kon na monsieur le maire ak ma koddu bu fekkee ni ma leen ma jox léegi programme ngeen photocopier ma ko defal ma programme bi ma taf ko si man wala ma ànd ak sama staff ñu wër sama koñ wax leen que comme communication aw ma foofu antenne aw ma fu rajo communautaire ba ñëpp yëg ko parce que loolu moo am si mbir loolu rek laa leen doon ñaan maa ngi leen di gërëm ak di leen sant. waaw bismillahi rahmaani rahim ñu ngi sant yàlla bu baax julli Seydina Limaam alayhi salaam ñaanal Seydina Baye Abdoulaye yàlla doole leen tax ci barkeem ñaanal sunu xalifa Seydina Mouhamadul Muxtaar yàlla yàggal fi loolu te wéral ko di ñaanal bu baax sunu kilifay dëkk sunuy imaam di jiite leen toog fii si jotaay bi di ko ziyaare bu baax di nuyu monsieur le maire di la ko jox sa wàccuwaay rafetlu bu baax taxawaay bi nga am ci Cambérène bi yees ndax lii dafa bokk ci programme Cambérène bi yees mais nag journée gënu rëy ñun bin am muy journée ñaanu Seydina Issa Rouhou Lahi waa di ziyaare bu baax délégué de quartier yëpp bàyyi ñu kenn ak sunuy mag yi dëkk ak sunuy jigéen bàyyi ñu kenn ñu leen di ziyaare macha allah di rafetlu bu baax waxtaan wi am na solo comme ni ko ñëpp waxee rek muy wàccaayu ñaanu yonent yàlla Issa maam Seydi kat dafa tànnoon Cambérène ni nag bu fekkee Cambérène la xewee nan xam ni ndogalu yàlla la kon nag fii nag mooy Cambérène te nag ñun moom bu nu liggéeyee rek diine yëpp da koy yëg te taxawaay bi am na solo loolu monsieur le maire taxaw ci oo dëkk bépp ni nan waxtaane ñaan yonent yàlla Issa defe naa nag mu ngi doog a am ci Cambérène te dafa bokk ci programme Cambérène bi yees kon nag ñu ngi koy rafetlu bu baax di wax ni programme bu riche la bu am solo incha allah bi ñuy def waajal ko ñaan gi avant ñaan gi mais lépp rek day delluwaat ci mobilisation bi ñuy def ci bisub ñaanu yonent yàlla Issa bi ndax programme yi ñu teg yëpp muy journée Seydina Issa bi ñuy def ajjuma ndax dañuy wàcc kaamil bu ñu wàccee kaamil bi fii Seydina Issa bàyyi sa ajjuma bu ñu paree dañuy jubal ci journée bi bu ñu fa jugee journée Seydina Issa Rouhou Lahi boobu fàttali jàngale Seydina Issa Rouhou Lahi ndax maam Seydi xëyul ci benn bis li mu fi def ci Sénégal dañ ko war a génne ndax ñu mën ci jariñu samedi bi ñu ñëw fii ci école ànd ak kilifa état bi ànd ak ñëpp def li ñu war a def muy point de presse boobu ñu war a def ci école bi fii ci maire bi maire ànd ak dëkk bi yëpp bu nu séparé dimanche ñu bale dëkk bi waajal gan yi ndax dama ni bis bi du appel la ndax dëkk bi dañuy yendu dundal dëkk bi ci bëccëg gi ci kaamil bi ak mam libaas dundal guddi gi tamit ci ak Seydi Mouhamadou Lamine mais kon nag war nañu waaj bale dëkk bi ñu ci oo jeunesse Cambérène yëpp ñu ànd ak monsieur le maire mu génne taxawaay yëpp ni kaay leen jaru ngeen sonn lépp lu fi am ci maire bi ñëw leen ngeen jël ko mën a taxawal bis boobu muy bale bi te ñu ci woo jeunesse Cambérène bépp ànd ak maire bi ca kii boobu ca mardi ba am nañ programme bu rëy bi ñuy def fii ci maire yi nga xamante ni ñoo nekk Cambérène di taxaw ñaan maam Seydi am na tamit ay débat yu am solo lañu fay def monsieur le maire mële sëriñ bi da ka wax ni am na waxtaan boo war a def ci maam Seydi ndax moom maîtriser lu bëri ci histoire Seydina Issa ak ñeneen ay choix ba ca mercredi ba ñu tëj journée yi tëj ko fii ci atu ñoom Michael boulangerie bi waxtaan ci yonent Yàlla Issa muy bis yu am solo li si woon a Cambérène gépp di leen ci bàyyiloo xel buñ fa tëj ba nag mooy bis bi ñu defee ñaan gi ànd seeg maam libaas si kaamil bi ànd seeg Mouhamadou Lamine ci guddi gi ñaan yàlla yokk leer yonent Yàlla Issa maam Seydi bëgg si dëkk bi bëgg si taxawaay bi ndax chef de village bi ngi taxaw ñi koy jàppal ñu ngi taxaw maire yaa ngi taxaw jigéen dëkk baa ngi taxaw xale yi dëkk baa ngi taxaw ñëpp baa ngi taxaw ba ci monsieur le maire def lu rëy lii kon nag sant yàlla la kon ñu ngi ci woo jullit ñëpp di ci woo laayeen yëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. bismillahi rahmaani rahim
maa ngi nuyu ñëpp di jiital si nuyoo bi suñu xalifa Seydina Mouhamadou Makhtar Lahi ibnu Seydina Mandione di ko ziar di ko jox wàccuwaayam di ziar ahlu bayti bi yëpp di nuyu monsieur le maire di ko remercier si initiative bii nii mu jël ñuy wax ni c'est un bon exemple pour jeune Cambérène parce que jeune Cambérène mosuñu gis ni ñaanu Maam Seydi préparatifs yi ñu koy defee nii di def ay genre CRD yi pour wane tolluwaayu Maam Seydi ci côté citoyenneté am surtout que programme bi nañ ko tëralee mooy que pour wane Maam Seydi exemple bi mu jox Cambérène mooy par rapport ak ni mu aménagé Cambérène ni mu organisé woon ak Cambérène loolu la monsieur le maire bëgg indiwaat te ñun loolu exemple la pour ñun jeunes yi pour ñu topp si te bu boobaa par exemple set setal bi ñuy def nii ci wàllu environnement et cadre de vie loolu dafay nekk continuité par rapport ak programme bi muy def ak projet bi ak FERA su ko defee da nekk continuité ma ciy lancé appel tous les jeunes de Cambérène ñu ñëw jàpp ci liggéey bi su ko defee affaire bi nekk continuité ndax bu nee na danga may nit ki bu la fekkee si dëkkuwaay si sa dëkkuwaay par rapport ak loolu la lay jàppee mooy Cambérène ku fi dugg da nga war a xam ne fii dëkku diine la dafa war a set nit ñi ñu setee noonu la dëkkuwaay war a setee mbedd yi set lépp leer su ko defee ñu xam ne fii liñ fi bàyyi woon boobu ba léegi mi ngi fi waaw appel boobu daal laa amoon pour lancer ko tous les jeunes de Cambérène ñu ñëw jàppale monsieur le maire si liggéey boobu noonu bu ko defee incha allah ñu mën a mottali suñu liggéey si commission incha allah merci beaucoup. buñ bëgg a defal fële ca VDN ba bretelle d'entrée booy dugg kër watu kër Cheikh Mbacké en face moom mooy boo jógee ci VDN bi ñëw di dugg si Cambérène mooy la pénétrante donc côté kër Cheikh Mbacké moo nekk nii donc angle boobu nga xam ni dafa bokk ci les espaces libérés Cambérène du ñu jàll benn bis te nit ñëwul sollicité ñu ci espace yooyu nga xam ni dañ ko libéré bi ñuy defar VDN bi am na ñu évaluer woon fay leen ñu jox leen yeneen terrain am na sax ñu jota dégg nga maam tabaxaat ci espace bi nga xam ni domaine public la expropriation pour cause d'utilité publique la état def su ko defee fay la say droit terrain yooyu fa nekk dafay duggaat dans le domaine public te bu ñu waxee le domaine public à l'échelle des communes yi ñoo ko war a gérer communes yi ñoo ko war a aménager ñun nag gis-gis bi ñu ci am mooy espace yooyu Cambérène dafa soxla ñu aménager espace yi nga xam ne c'est des espaces publics moo tax commune bi comme ni ngeen ko gisee ci buntu mairie bi gisee ko ci buntu dëkk bi gisee ko ci armeel ya aménagement paysager bu mel noonu lañ bëgg a def ci la pénétrante bi dugg Cambérène su ko defee tuddee ko place Mame Seydi place Seydina Issa Rouhou Laye jagleel ko suñu sang boobu di premier xalifa Seydina Limaamul Mahdi alayhi salaatu wasalaam su ko defee mu bokk ci li nga xam ne aussi dañ ko yàgg di wax mooy changer xar kanamu Cambérène donc Cambérène est dans la capitale religieuse Cambérène est dans Dakar donc li ñuy gis ci yeneen communes yi muy ay aménagement paysager yu rafet nit ñi mën fa toog jàkkaarloog géej gi jàkkaarloog océan bi loolu Cambérène mérité na ko donc orientation boobu la commune bi jël donc incha allah bëgg nañ poser la première pierre samedi su ko defee incha allah lépp la nga xam ni fàggu nañ ko ci xéewal mu bokk ci espace yi nga xam ni dinañ ko aménager ngeen ñaanal ñu ci déggoo nañ ci ak kilifa yi ndax bi ñuy tàmbali ku mel ni Seydina Laye dama waxtaan ak moom mënuma dun Cambérène ci capitale bi la bokk te c'est la capitale de la communauté layène donc lépp loo leen mën ci jëf buy jëmale Cambérène kanam dem leen góorgóorlu leen ci su ko defee ñun si suñu wàll lu leen mën a dooleel leen donc loolu mooy ambition bi nga xam ne am nañ ko am ko sur tout le littoral espace yooyu yëpp nga xam ni dañ ko libéré commune bi dafa fas yéene aménager ko donc c'est en même temps aussi appel bu ñuy lancer à tout Cambérène ñu xam ni Cambérène moo soxla loolu donc bu Cambérène yëpp soxlaa ala kulli xaan intérêt personnel day dàqu am na aménagement ya nga xam ni dàqul ñu nga waxtaan ak commune bi mu autoriser la nga def benn cantine ba nga xam ni du gêner espace bi wala beneen investissement ba nga xam ni peut-être du gêner mais day fekk nga lëkkaloo ci commune bi jox la autorisation nga def la nga xam ni Cambérénois bu fa jaar xolom du tàng
Cambérène bu fa jaar dina xam ni kat Cambérène am nañ ambition am nañ yéene defar seen dëkk teg ko fa nga xam ni moom moo dëppoog ki nga xam ne mooy suñu parrain di Seydina Issa Rouhou Laye yàlla ñu ci yàlla yóbbu yàlla ñu yàlla jox moyens yi ngeen ñaanal ñu ba lépp la nga xam ne mbébét nañ ko ci wàllu woowu yàlla defal ñu ko ci baaxu Baye Laye war may Seydina Issa Rouhou Laye jërë ngeen jëf laay. njàkkere jaayum kër wala terrain ci mim réew jeex na fi wala location moo xam appartement wala studio ak social shopping immobilier dañu lay jaayal sa produit cën na mu gën a gaawee tubaar fakal mettre la en rapport ak sunu ay clientèle ñi nga xamante ne dañoo soxla kër wala ñu soxla terrain wala bëgg louer appartement wala studio bu ko defee ñu ñëw sa biir kër daal di lay fotol sa kër wala sa terrain wala sa appartement wala sa studio si ay photo yu leer nañ ak ay vidéo yu doy waar daal di koy posté si sunu page bii di social shopping immobilier bu ko defee yéen ngeen woote ci 77 417 77 40 wala 33 835 08 67 ak social shopping immobilier jaay kër neex na ci réew mi.